asalaamaaleykum waa àdduna sépp ñoo ngi nuyu àdduna sépp di nuyu sunu mbokk sénégalais yi di nuyu sunu mbokk sénégalais yi di nuyu taalibe murit yépp di nuyu jullit yépp ñoo ngi ñëw tey nag def sunu live en direct sur Facebook amee éclaircissement yu ñu bëgg a leeral li ci am solo mooy ñi dugg si nañ partager vidéo yi parce que live bi mujj bee ma def dañ ko def bi ñu génnee ñu seetlu ne dañ doon jéem a crypter live bi dañ ko doon jéem a crypter kon ku dugg rek mën nga dafa partager directement bu ko defee lu ñu mënti defee live bi moom kenn du ko mën a crypter kon ñoo ngi nuyu àdduna sépp di nuyu sunu mbokk Sénégal yépp di nuyu la région du Bawal particulièrement Touba ndax tey dañoo ñëw am lu ñuy leeral ci hôpital bi Touba bala ñoo commencé foofu ñoo ngi nuyu Serigne Mountakha Bassirou di xalif général des Mourides di ko sant di ko gërëm ci ni yoonu murid di doxee di jaare kilifa diine yépp ak kilifa aada yi di ñëw nag ndax ab réew boo ci nekkee daf ci am loo xam ne nii waroo koo seetaan mu doxee noonu ndax li may wax chaque jour rek ñun soxlawuñu dara bëgg ñu ku ñu jox dara lu ñu amal solo mooy lii ñu bëgg muy hôpital bi lii ñu ci bëgg population bi gis seen bopp barke Serigne Saliou loolu ñu ci bëgg keneen ku ñuy jéem a jox dara it yàq nga ko dañ la weer ci pénc mi kon ça veut dire que li ñu def nii population bi moo ci amal importance leneen amuñu ci importance loolu moom dama koy teel a leeral soxlawuñu ku ñuy jox dara soxla ku ñu jéem a dox dara pour ñu noppi soxlawuñu ko li ñu bëgg mooy population bi am njariñ am jàmm population bi nekk Touba am jàmm di faju moo xam ne ni dana tegee ci yoon te du cher c'est ça qui nous intéresse leneen intéressé wuñu keneen ku ñuy jéem a tax dara it danañ ko weer ci pénc mi kon li ci am solo mooy ñoom ñu deltuwaat ginnaaw te xam ne dañoo nekkul ci dëkk ab hôpital boo ci nekkee pendant des décennies bientôt 30 ans chaque jour échographie 10 000 jigéen wér di bëgg di borom kër yi di bëgg a dee échographie boo xam état la ko jox bu la ko état joxal ay bailleurs de fonds la ko may courant bi c'est l'état benn dépensé wu dara xanaa nit sax boo dee commerce ak moom bu yàggee da nga ne ko sax li ma lay commerce naa la wàññi mais chaque jour 10 000 écho analyse 15 000 25 000 35 000 il faut que ça cesse ab film nag day am fin film bii dafa fin c'est la fin de règne c'est la fin de règne film day am fin te film buy fin il faut que bandi yi dee acteur bi des fa loolu mënul ñàkk loolu mooy li am mooy lu wér kon partager leen vidéo yi mu gën a leer parce que li may wax ni c'est très important lu am solo lay wax lu am solo lay wax bala ñoo dugg ci biir hôpital Ndamatou dañuy ñëw leeral les 14 milliards du troisième hôpital les 14 milliards du troisième hôpital est détourné par 3 ministres et 3 marabouts loolu muy lu leer ñépp xam nañ sëñ Abdou Mbacké Bara Dolly rek député bind na ko bëkki dem Seneweb kon ñetteelu hôpital bi président Macky Sall doon waaj a tabax doon bëgg a tabax te génn na xaalis bi pour ñu tabax ko xaalis boobu la ñu lekk te ñu ko lekk ñetti ministre la ak ñetti maaraabu kenn ku nekk jël 2 milliards waaw ministre yooyu xam nga ne ñooñu jëmuñu fenn ministre yooyu xam ne réew mi taxu leen jóg seen poche leen tax a jóg maaraabu yooyu tamit wax dëgg yàlla wute nañu ak le sëñ Cheikh Abdoulaye Mbacké waxoon sëñ Mbacké Madina na ko de sët sëñ Tuubaa nga boo xam ne nii
tey ji bu sëñ Touba wàccoon jamono doo soppi toogaay loolu moo nekk si am na exemple moo nekk si sëñ Amsatu bu sëriñ Soyebu moo nekk sëñ Abdourahmane Mbàkke bi nekk Daaru Musi ak ñeneen ak ñeneen sët yoo xam ne nii soxlawuñ lenn lu dul patrimoine bi fi sëñ Touba bàyyi muy alxuraan jàngal alxuraan ak xasida yi ak addis yonent bi ak di digal nit ñi lu baax di leen tere lu bon waaye sëriñ buy lekk loo xam ne l'argent du contribuable la loo xam ne nii deniers publics la askan wi ñoo ko moom taalibe yi ñoo ko moom nga jël la ba ndeex lekk kooku mënutoo ñaan yàlla lu nangu kooku ku jébbali ci yow bàyyi na ko kon loolu bu dee hôpital troisième hôpital bi loolu laa ci duggee ma ñëw si la gestion nébuleuse et gabésique de la direction de l'hôpital Ndamatou te directeur bi tudd Moustapha Souran je pèse bien mes mots parce que man li may wax ragaluma ko li may wax ragaluma ko je prends toutes mes responsabilités kon loolu lañ ñëw ñu ne kon quelle stratégie pour sauver cette structure de Khadim Rassoul yan pexe lañ mën a def ba hôpital bii daal di sauvé wu parce que waxoon naa ko sama vidéo ba léegi hôpital bii dugal 10 000 par 24 heures te kenn gis sa bopp ça c'est du n'importe quoi loolu mbir la moo xam ne nii kenn mënu su ko gis kon loolu laa ñëw tey pour leeral ko booy ñëwee ci hôpital bi daf ci am loo xam ne dafa ñaaw personnel bi sonn nañ ku yëngatu nga dàq te yow ma leen dàq yàlla nga ne juba di fopp parce que Serigne Saliou bu ko kenn tudd ci ay mbir parce que Serigne Saliou la ma waxoon leer na lu dul diine lislaam amu ci defar amu ci yàq kon sëriñ bi li man mooy gis jaam boo xam ne nii amul dara taxul dara mu dimbale la waaye yow nag boo demee ba ca biir nga indi sa goree de indi yeneen mbir kooku yow la intéressé mais du Serigne Saliou Mbacké kon loolu lu war a leer la ci kanamu nit ñépp te xam ne loolu mooy li nekk sëriñ bi parce que sëriñ bu la dimbalee am na ci loo xam dafa ñaaw dem bay xëccoog sax doomu sëriñ bi kër bëgg nangu doomu sëriñ bi kër muy sëriñ Mourtada bu Serigne Saliou te loolu lu wóor la lu ñu fekkee xanaa bul dara nga rus bàyyam li mu la defal mais tabax yi kër ci dëkk bi lu plus de 60 quelques kër hôpital bi dugal 10 millions par 24 heures sëriñ si ndaw si de la seetaan ça c'est dangereux ça c'est l'arnaque du siècle lii c'est de l'arnaque du siècle kon hôpital boobu li ma wax le président Macky Sall pour mu setal deram parce que li muy def ci dëkk bi Sénégal gis nañ li muy def surtout Touba li muy def na xam ne li muy def feeñut li muy def Touba feeñut il faut que mu wàcc fa OFNAC wàcc fa inspecteur d'état ñu auditer hôpital bi auditer directeur ba fa nekk auditer ressources humaines ba fa nekk l'ex madame Niala te jëkkër yu xaw ma jëkkër ñang la santoon ressources humaines boobu moo gën a doy waar ci hôpital kuñ fa dàq sax moo la dàqlu kooku war a seetaat boppam la parce que am na ci loo xam ne nii war nga seet na ay père de famille yoo xam ne liggéey nañ ci 10 ans hôpital 15 ans hôpital nga xëy licencié leen ci loo xam ne nii di leen tuumaal di teg seen dara ji lu bon te yow mi leen di tuumaal yaa leen gën a jubati kon loolu c'est à voir loolu ay mbir la yoo xam ne nii dañ ko war a seetaat kon hôpital bi am na ci loo xam ne nii il faut que OFNAC wàcc fa il faut que OFNAC fa te li ñu lay ni ay preuves yu palpable ay tikk analyse yoo xam ne lu mel ne antigène HBS xam ne si la ñuy détecté ba xam nit ki am na hépatite wala amul hépatite xam ne boo jënoon paquet bi lëmm du la dikk 15000 xam ne malade bu nekk sax bu fayoon 1000 francs CFA yow di nga am bénéfice ngay def analyse bu tey ko koy def 7000 francs CFA population bi di souffrir échographie mën a nekk 5000 francs CFA wala 4000 nga koy def 10 000 francs CFA xam ne jigéenu wér di fa la ñuy rang 4 heures du matin te OFNAC bu ñu fay dem jëruñ ñu laaj kenn dañ bàyyi ba 4 heures du matin ñi dem si buntu hôpital xool na jigéenu wér di rangee ba ci tëli bi hôpital bii def 200 et quelques échographies 250 échographies kooku ex qualité ba ma nga fa y a une surcharge de travail dans l'hôpital de Ndamatou
il faut que loolu état wàcc fa ay nit ñu lijjanti loolu mënul ñàkk. gynécologue ba fa nekk nag moom war na seetaat boppam parce que nit ñi kalaame nañ ko réew mi kalaame nañ ko dëkk bi même personnel kalaame di mbéj ay sage-femme di saaga ay sage-femme ku dugg sage-femme dugg biiroom di am loo koy laaj wala nag mën a la fóot merde dégg naa la lay wax kooku war na seet boppam te gynécologue boobu na xam ne sage-femme yooyu ay soxnay jàmbur lañ dañuy ñëw foog ñi daan seen doole ñëwuñu pour jaamu kenn ñëwuñu fa pour ñu boole leen ci promotion canapé yi am ci hôpital ba ñëwuñu fa pour ñu boole leen ci promotion canapé yi am ci hôpital ba parce que hôpital ba am nay promotion canapé yooyu yëpp xam nañ ko parce que dictateur ba fa am moo tax nit ñi ñëwuñoo wax ñëwuñoo ubbi seen gémmiñ gi kon loolu maa ngi ñaan ne droit de l'homme te dinañ leen bind waa droit de l'homme nañ wàcc foofu xam ne foofu mbuuma njaam nga daggagut ñun nag mënaluñu dara ñun suñuy maam boo demee Jolof suñuy maam ay buur lañu woon waaw sama maam Ablaye Fall ay buur la woon bala mu daan jóg fam dañ ko daan xalamal pour mu jóg Samba Jabari Sàmm yàlla na ko yàlla yërëm moom xam ne ci dara kon ñu ñëw bool bii suñuy baay suñu wàllu baay dañoo liggéeyal sëñ Tuubaa ci Tindóodi gii ba sëñ Tuubaa gërëm leen kon ñun duñu topp ñu ma Sàmba topp ñu ma Demba ñun liñ fi mën a nekkee la suñu maam nekkee mooy dagg mbuumu jaam yi mënuñu dara buñ mënee ñu xërëm loolu mooy seen liggéey xërëm ak mystique nañ ko def ñun Bawol lañ juddee ñu sangee ñu Jolof dara la ñu mën a lul te li ñu war a wax danañ ko wax soxlawuñu dërëmu kenn nag ku ñu jéem a ger danañ la weer ni géej gi parce que li ñu war a wax dafa nekk suñu dënn il faut ñu génne ko pour population bi jariñu parce que mbuumu njaam bi il faut que mu dagg mbuuma njaam bi il faut que mu dagg loolu c'est ça la vérité kon gynécologue boobu na xam boppam te gynécologue boobu moo demoon Chine ñëw indi fi col yoo xam ne ni 15000 lay jaay benn col bàyyi ko ci pharmacie bi ci buntu hôpital bi di ko bindal malade ñu koy jënd te le même gynécologue mooy def consultation 8000 francs CFA ci biir hôpital bi xaw ma nag moom directeur bëgg complot xaw ma te le même gynécologue moo am clinique si yoonu Daaru Musi dafa dévier malade di leen consulter te le même gynécologue moo fi defoon njombe lu rëy la fi 5 ans ci ginnaaw ci waa ji ñu doon defal am kii bi waa ji jabar ji avorté woon ci biir tamu yóbboon ko ba 2S c'est le même gynécologue kon gynécologue doon def très attention na bàyyi sage-femme yi muy mbéj na bàyyi sage-femme yi muy saaga ci biir hôpital bi loolu droit de l'homme nangu ko ministère de la santé war dañu faa wàccee ay inspecteur d'état ñu inspecté hôpital bi te hôpital bi dégg naa ne courant bi dafay coupé actuellement nii hôpital bu ñuy bloqué hôpital boo xam ne dañu fay opéré am bloc opératoire courant bi coupé te opéré hôpital ba courant bi dafay coupé loolu il faut ñu dénoncer ko gis nañu dénonciation ak wax li ñu naqe dafa bokk suñu constitution Sénégal kenn mënuñu koo tere kon yooyu c'est des erreurs yoo xam ne nii il faut que ñu lijjanti ko te hôpital personnel bi sonn nañ neppaat hôpital boo dem danaa am neppaat day am neppaat 3 mois yu ne dañ laa war a fay mais hôpital bi kenn du leen fay ay salaire yu dérisoire yoo xam ne nii mu ci ndekkee sax mu jël ay 60 000 ak 70 000 yoo xam ne ci ndekkee sax mu jël te hôpital bi dugal 10 millions par 24 heures kon le directeur moo ngi li may wax dama koy adressé Moustapha Souran le directeur de l'hôpital de Ndamatou laa ko adressé il faut que moo xam ne c'est la fin de règne film bi jeex na il faut que bandi yi dee film li fi jaaroon film la Touba le khalife général il faut que Touba sa kanam mu dugal ci PCA yi président conseil d'administration hôpital mu dugal leen ci comité de santé bi parce que ñoom it dañu fi def lu concret ñi ngi tabax ay poste de santé te ñii dañuy tabax ay kër pour seen njaboot ëllëg dégg naa am na kër bu nekk ginnaaw hôpital Ndamatou sax këru jàngul xas de boobu dégg naa jënd nañ ko bërki dem directeur ba jënd na ko mais quand même ay 60 maisons ay 5 maisons Dakar say doom jàng say doom yëpp France ñu jàngee ci fonctionnaire hiérarchie A nga sa salaire matul 500000
il faut qu'on se dise la vérité nañu wante dëgg gémmi bokkul dëgg wax fenn kon population Touba dañoo war a yëg seen bopp ci hôpital bi c'est ça la vérité te nit liggéey sew 10 ans 15 ans nga xëy xëy dàq ko licencié ko am na ñoo xam ne sax dañ leen di pousser pour ñu démissionner di leen bundu xatal am na ci femme boo xam ne ni moom xam naa ko mën naa wax sa turam mais comme ay dossier dafa nekk ci voie judiciaire du ma ko tudd mais am na femme bu nekkoon ci hôpital bu ñu fa bëggoon ñu licencié ko dañoo def heure licencié femme bi yóbbu leen justice femme bi justice leen yóbbu femme bi justice leen yóbbu ñu ngi procédure bi ñu ngi procédure te danañ suñu association bi jàppale askan wi danañ ko wutal avocat renforcer ko ñu fay ko xaalisam principal bërki dem lañ fi def erreur médicale boo xam 50 millions lañ fay patient bi kon yéen ñi nekk hôpital Ndam dafa liggéey kuñ fa dàq daf leen coalition kuñ fa dàq dem leen def plainte voie judiciaire kenn moomu ko juge bi ñu fi gert ñu jëflante koo yow kon loolu mënul ñàkk lii mënuñu ko ñàkk dénoncer hôpital bi nit ñi dañoo sonn il faut que ça soit clair mu leer ci bopp nit ñi dàq nit ñi mel ne man vraiment ay plus de 25 ñoo xam ne ay borom kër lañ bañ ma limalee ñu xam ne 25 ñoo xam ne borom kër lañ bu ma limee dàq nañ leen comme ça dañ lay sëkkatal ba dàq la mais dem leen plainte def seen i plainte wut seen i avocat loolu laa am lu ma leen ci wax sama live tey bi nag juróom muy gudd loolu laa amoon lu ma ci wax incha allah bu lëndee danaa ñëw danaa indiwaat yeneen jërë ngeen jëf.